asalaamaaleykum mbokk yi safo di seetaan ITV ci waxtu wi ci seen émission bi di ànd xeex coronavirus mu nekk émission bu nga xam ne dañu koy def ngir gën rek di sensibiliser askan wi di leen également ñaax ci li nga xam ni moom la ñu war a def rawatina ci geste barrière yi di leen jox information yu am solo waaye tamit di ci dalal maire gox-goxaat yi ngir ñoom i tamit ñu wax seen gox nan lañ koy gérer ban plan de riposte lañ fa def ak bi mu door rek léegi yan action la ñu fa def mbirum dundu beeg lu ni mel naka la ñu koy séddalee li ci des mooy rek balaa ñuy door ñu gën a ñaaxaat nit ñi ndax remarqué nañu ni jamono yi nit ñi dañu xaw a bàyyiliku ci wàllu respecter geste barrière yi respecter takk masque yi wàllu raxasu bi wàññi nañ ko wàllu gel hydroalcoolique yi wàññi nañu niñ ko doon jëfandikoo te loolu yëpp dafay wane ni rek askan bi dañu commencé banaliser feebar bi te bu nu ko banaliser loolu dafay daal di nekk musiba ci askan bi ndax jamono ji xam ngeen ni tijji nañu dëkk bi dem beeg dikk bi tàmbaliwaat na te tant que nit ñaa ngi bouger virus bi comme ni ñu ko waxee du moom mooy tukki mais nit moo ko yor tukki yóbbu ko ci gox-goxaat yi wàllu ko ñeneen 14 régions Sénégal yëpp am nañu jàngoro bi ràññee nañ ko fa Dakar moom kenn waxaale ko mooy épicentre épidémie bi li fi nekk ci ay cas kenn xamul nu mu toll ba tax na ñun ñi yeewoo Dakar ñun ñoo gën a war a gën a farlu ñun ñoo war a gën a fagaru ñun ñoo war a gën a respecter lu ñu waa kër docteur di wax keroog bi ñu dégloo docteur Bissot déglu docteur Seydi déglu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ku tiitul war nga tiit ndax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu Covid 19 bi am na tiitaange bu ñu remarqué ci ñoom am na njàqare bu ñu remarqué ci ñoom te loolu yëpp mooy comportement askan bi moom moo leen jaaxal ñoom du faj nit ñi moo leen jaaxal ndax li wér bari na du ni que toppatoo ñi feebar moo leen jaaxal loolu du problème li nga xam ne moo leen jaaxal mooy bu maladie bi eggee ci benn niveau bi tey du ñu am capacité wu tenir loolu suñu hôpitaux yu amuñu doole wu tenir loolu kon nag nañu gën a góorgóorlu gën a farlu gën a respecter li nga xam ni moo di geste barrière yi nit ñi nga xam ne ay mag lañu tey dund ak yenn jàngoro yi ñu gën leen a toppatoo gën leen a aar gën leen a sàmm gën a toppatoo également seen wàllu wér-gu-yaram jigéenu wérul yi naka noonu ak ñëpp ñi nga xam ni c'est des personnes vulnérables ci feebar bi tey nag dinañu dem Wakam fekk fa le maire de Wakam muy monsieur Samba Bathily Diallo nga xam ni moom mooy premier magistrat de la commune de Wakam dinañu waxtaan ak moom waaye léegi rek dañuy ñëw ci xayma bés bi ànd ci ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye cas importé yi ñëwaat na ndax am nañ ci ñaar cas communautaire am nañ ci juróom-ñeent yépp ci biir Dakar la ñu bàyyi Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci xayma bésu tey bi. ci junni ak fukki test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent bi ñu dellu see ànd ak nañoo doomu jàngoro ji ñooñu nag ñu ngi toll si juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne moom la ñuy wax contact am na ñaari cas nag yi nga xamante ne importé nañ ko mooy dañu ko jéggaane mu ñëw fii juróom-ñeenti cas nag am nañ ko moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi tëdd tey ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn Pikine am na benn Tali am na benn Yoff am na benn HLM 5 am na benn Cambérène am na benn Kër Massar am na benn Fass am na benn Colobane am na benn ñu wax ne ñoo ñëpp cas communautaire yi ñu am tey yëpp ñu ngi teewlu fii ci diwaanu Ndakaaru téeméer ak fukk ak benn ci ñi nga xamante ne feebar nañ bi ñu leen saytuwee seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak ñeenti cas grave nag ñu ngi tëdd ci suñu bërëbu sawetaas yi moom la ñuy wax service de réanimation ci l'hôpital yi ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi feebar ci tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ay ca kon nag gis ngeen ko noonu lu mat ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ñàkk nañu seen bakkan ci doomu jàngoro bi mi ngi wéy di law Dakar nekk épicentre bi daanaka 80% ci feebar bi mi ngi fii ci Dakar dañuy daal di dem ba benn gox ci Dakar muy Wakam fekk fa monsieur le maire Samba Bathily Diallo monsieur le maire ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci ITV di la bàyyi nga présenté ñu commune de Wakam boo ko doon présenté tey nan nga ñu koy présenté monsieur le maire.
am tuuti problème ci wàllu son bi xam naa ni foog ñu reprendre lépp sax ba mu gën a leer parce que yaa ngi doon wax situation épidémiologique bu Wakam son bi dafay ñëw en double dañu koy dégg ñaar yoon te loolu du neex ci ki nga xam ni moom mooy dégg dañuy bëgg dégg-dégg bi leer ndaxte li ngay wax am na solo trop am na ay cas importés yu dugg Wakam itamit dem nañu ba am une centaine de cas loolu yëpp nekk lu nga xamante ni indi woon na njàqare ci commune bi mais am na stratégie yu nga xam ne monsieur le maire ak conseil communal bi teg nañu ko pour xool naka la ñuy def ba aar askan bi loolu yëpp xam naa ne di nga ci dellusi parce que bari na ay jalons yoo leen posé pour maîtriser situation bi parce que 100 cas du ay caaxaan te ku xool Wakaam xool ni mu configuré woo ak ni dëkkuwaay yi demee parce que dëkkuwaayu lébu moo mel noonu kër yi dañuy jegente te yi tamit askan bi dañuy jegente fu ñu toll yi tamit dañuy saafonte loolu yëpp dafay indi transmission bu gën a gaaw alors monsieur le maire dañ lay bàyyi rek nga dellusiwaat ci rappel situation épidémiologique bu Wakam depuis Covid bi commencé le 2 mars ak léegi ak naka ngeen ko gérer. jërëjëf Malick jërëjëf Malick. Wakaam dëkk commune boo xam ne am na tuuti cas. bi ñu tàmbalee ak léegi mën naa wax ne am nañ 152 cas ci bésu tey. am nañ 91 guéris am nañu 21 cas communautaires mu dese ñu sous traitement 61 personnes yoo xam ne sont sous traitement loolu nag am na nuñ ko mën a jàngatee ndax si njaalbeen bi Wakaam xam nga dafa bëri ay cité yu bees ak nit yoo xamante ne xëy na li ñuy tukki bari na ñoo ko fi jëkk indi si cité yi mais taxul woon wàlle bi bari mais bi mu duggee si benn quartier boo xamante ne nit yi dañuy duggante génnante foofu la commencé woon di tas demoon nañu aussi ba mu dese ñu woon ñeenti nit yu nekk hôpital mais par la suite mu amaat quartier boo xam ne quartier populaire la mu amaat fa ba mu am ay contamination ak si service force de l'ordre yi ñu amoon ko aussi xam nga Wakaam même armée française su ñun lañ koy compter donc loolu moo tax feebar bi toll fii nga xamante ne foofu la toll ñun nag bi feebar bi amee xaaruñu woon sax nguur gi génn pour que ñu jël ay précautions si la ñu dindi lépp loo xam ne jaayukaay la si mbedd yi si la ñu tëj suñu marché yi raxas marché désinfecté marché yi defal leen horaire boo xamante ne mooy heure bu ñoo xamante ne bu 16 heures jotee marché ak grand artère yëpp dañ leen fii jële ci junni ak juróom-ñeent ay benn cellule conseil boo xam ne club de santé bu Wakaam nga xam doomu Wakaam yi nga xam ne dañuy jàng dañu nekk si wàllu faj si lañ bokk ñoom ñoo nekkoon di ñu jàppale si liggéey bi ba tey mën naa wax aussi Wakaam bokk na si commune yoo xam ne tey bu ñu amee ay cas bu nguur bi yeexee tuuti ñun mun nañu leen jël am nañ fu ñu leen isolé loolu moo ñu xaw a dimbali ndax tey ku ne xam na ne nguur gi léegi fu mu dugal nit sax jafe na même suñu cas contact yi dañu defar barab boo xam ne fa lañ leen di dugal ak ku am jàngoro bi ñu yeex la jël si foofu lañ lay dugal ñu jël la ñu isolé la dañu monter aussi benn club benn conseil benn kii de communal benn comité de lutte communal comité de lutte bi monter ay comité de quartier am donc comité de quartier yooyu ñun ñoom la ñuy liggéeyal directement ñun bi ñu commencé léegi joxe nañ lu ëpp 50 000 masques pour que au moins population yi ñu jàppale leen si port de masque bi Wakaam aussi quartier booy dugg dañu fexe ba am nañ dispositif lu ëpp 150 lavoir nga xamante ne fa ngay raxas say loxo nga foofu ñu def fa ay nit yoo xam ne aussi bés kuy romba dañ lay wax nga ñëw nga raxas sa ay loxo balaa ngaa dugg si biir quartier yi aussi dañ fa def système de lavoir boobu biir marché bi aussi marché moom c'est obligatoire bu fekkee takkuloo masque bu fekkente ne raxasuloo sa loxo ñu désinfecté la parce que dañu am ay bouteilles de 5 litres yoo xam ne si la ñu def suñu gel yi pour raxas loxo yi donc yooyu yëpp ñu jël disposition yëpp marché commerçant yëpp ñu jox leen aussi ay masques pour que ñu koy takk loolu yàgg na bi ñu ko commencé boobu état waxagul sax port de masque yi donc yooyu yëpp ñu ngi ko siy def plus maintenant la sensibilisation mooy am di duggante ak nit yi di wax ak nit yi pour que ñoom ñu jàppale ñu ba nga xamante ne feebar bi nit yi dinañ ko xam ndax foofu lañ toll woon ci njàlbéen gi pour que nit yi aussi di def li ñuy wax les manières barrières wala les gestes barrières pour que feebar bi du law
li ñu mën a am lu ñu gën a sant yàlla mooy si village traditionnel bi ku ne xam nañu suñu dëkkuwaay dafa xat mais yàlla mu ngi ñuy defal sutura am na lu fa jotoon dugg waaye dañ ko xeex bu gaaw moo génnaat donc si périphérie bi si la jàngoro bi gënee bari. am nañ aussi benn cas de décès maire bi yamul si loolu aussi ñun ndimbal bi nga xamante ne moom la maire yi moom la ñu war a jox suñu population ñun tàmbali nañ ko donc Wakaam 12000 kits yoo xam ne recensé nañ leen ak suñu comité de quartier ak suñu comité communal bi moom la ñu commencé di distribuer pour dimbali nit yi si li nga xamante ne mooy coono bi ñu nekkee te mbas mi indil ñu ko loolu daal si résumé mun naa la wax ne yoo xam ne yu ñu tàmbali di ko def mais la lutte continue li ñu li ñu déplorer rek mooy nit yi ba léegi gis nañ ne dëgër nañu bopp malgré masque yi malgré ndox yi léeg-léeg sax nit day romb nga ne ko mu raxasu mu bañ nga nit jël masque sax may ko nit pour mu takk ko mu bañ a takk masque bi ñenn ñi ba tey dese nañ gëm ne jàngoro bi mu ngi fii ba léegi te ñun boo xoolee 165 personnes yu ko am defe naa Sénégal dëkk yi am région yi am 100 personnes sax bëriwul mais ñun ñu ngi à 165 comme ni ma la ko waxee. alors monsieur le maire yaa ngi koy wax léegi commencé nga distribution kit alimentaire yi mu mel ni que xaaruloo sax ndimbal gi jóge ci état bi lan moo waral nga teel a joxe parce que sa collègue maire yu bëri dañu ñu ñoom du ñu xaar dañuy xaar ba état bi joxe ñoom ñu soog a joxe mais yow dafa mel ni depuis bërki démb yaa ngi ci joxe bi. waaw xam nga ñetti weer ñun ñi seen liggéey xaw a yàqu am na ñoo xamante ne ñoo doon dimbali seen parents yi nekk ñoom ñu ngi nekk à l'extérieur ñoo doon dimbali seen parents yi fii pour que ñu dund donc yemuñu rek ci kit alimentaire yi on a recensé aussi cas yi ma la wax ñi nekk bitim réew te doon dimbali seen mbokk yi fii ñooñu aussi dafa am genre bourse bu leen di jox mooy dañ leen di dimbali par des secours jox leen xaalis pour que ñoom ñu mën a kii mais yooyu ay sutura la mënuloo ko di kii mais xam nga nit yi bu ñu xiifee nga ne da ngay toog di xaar ndimbalu état nit ki bu fekkee bi nga ko koy jox fekk dee na moom amatul sens ñun jënd nañ toogoon nañ sax comme yeneen maire yi toog di xaar mais comme ñun on a acheté un nombre suffisant dañuy jënd lu mat ndax dama bëgg bu ñu séddalee Wakaam ba pare képp koo nga xamante ne ayant droit nga doo taxaw nga ne amuloo donc on a fait un travail vraiment remarquable dugg recenser tous les ménages yëpp ñu jël ñun ñaari catégorie lañ ko def dafa am li ñu tuddee grand ménage ak petit ménage grand ménage yi ñoom ñooy ëppale li ñu leen di jox que les petits ménages donc commencé nañ joxe bi parce que nit yi soxla nañ ko te buñ ko dencee si suñu biir magasin yi amaluñu njariñ pour nit yi la ñun jàpp nañ ne kon jot nañu jox ko nit yi ñu commencé ko jariñoo. alors monsieur le maire est-ce que du am ay doublure parce que état bi moom li muy joxe ciblé ngeen ko ba identifier ko li commune biy joxe est-ce que bokkul également ay cible ak état bi lu muy joxe. waaw xam nga du ñàkk mu am xëj na ay doublure waaye su fekk xam nga liggéey moom dañ koy teg rek si yoon su fekkee état dañu ñëw dañ ñuy jox dañu war a toog ñu bokk ñu def tout le travail mais su fekkee da nga def lii bu subaa ñu wax la defal lële ginnaaw suba ñu wax la def lële la liggéey bi du am harmonie te nag man daal askanu Wakaam ñoo ma fi teg xaar nañ ba heure bi man commencé nañ joxe ku am chance nga am ñaari yoon nga xam ne am nga chance nga am ñaari yoon fexe nañ nag pour jéem a sax dindi ay quelques doublures mais le temps ne le permet plus nawet bi mu ngi ñëw bés bu yàlla sàkk mën na taw ngay jox nit yi sukkar yi fi ñu leen di denc bu tawee mën na yàqu saabu yi mun na yàqu kit yi daal lii si mun a yàqu dafa bëri ndax ay dund la te man askan bi ñoo tax ma nekk fi askan bi li may gérer seen xaalis la du ma toog di xaar parce que gestion ceebu état metti na trop bugguma dugg ci détails yu bëri mën naa la jox benn rek bu ñuy indi ceeb bi yow yaa war a fay le déchargement maire yi amul ba ci nomenclature bi noo xamante ne maire bi mën na ñëw génne xaalis liquide pour fay ko te ñëw ceeb bi ñëw tegu ñu ne la jëlal ceeb bi nga fay ko nga war a jël pour manutention bi ay millions def ko ci xam nga yooyu yëpp daal bugguma dugg ci polémique ndax ñu ngi nekk ci gestion une pandémie nañ ñaan yàlla mu jóge fi ci jàmm mais alalu jàmbur tamit parce que loolu laa ko mën a tuddee état ñun ñëpp ci lañ bokk waaye cër bañ ñu waroon a jox ci biir joxuñu ñu ko man li ma am ma séddale ko parce que nag bu ñu demee ba maire yi wóolootuñ leen te suñuy askan teg ñu fi man damay dem ba ci biir damay wax ne xanaa ñun ay sàcc lañ ñu teg ku jënd ay centaine de tonnes de riz di ko distribuer soxlaawloo ceebu état soxlaawloo benn dara ci kiitu état
nañ ko teg ñu def ko mu d'une manière très transparente parce que ñun ñoo recensé pour jox leen mais bu dara jot desul lu dul joxe mu ngi noonu daal Malick man daal commencé naa joxe ku am 2 fois nga xam ne sa chance la aussi. alors monsieur le maire wax nga ko léegi Ouakam dafa bokk ci communes yi gën a impacté yi nga xam ni ñoom la Covid bi gën a touché alors tey jii dañu remarqué ni am na benn bàyyiliku bu am ci askan bi ba médecins yi sax barki démb ñi ngi alerté waat pour nit ñi gën a vigilant au niveau de la commune aussi am na effort yu bëri yu ngeen def pour maîtriser affaire bi parce que bu dul woon loolu dina catastrophique mais tey jii aussi jekk na jaadu ñu gën a renforcer waat dispositif bi gën a sensibiliser waat askan bi mais askan bi aussi gën a déglu li kër docteur di wax. waaw xam nga gestion bi moom bu ñu changé wul de stratégie fii ñu jëm baaxul ay nit nag bu ñuy liggéey ñëpp di liggéey pour benn pour gagner leen ñun ñëpp ñoo dañu war mu am une bonne stratégie nga xam ne man du ma def lii état ñëw def lële keneen ñëw def dële toujours ñuy remettre en cause li nga xam ne loolu la ñu war a def. je donne un exemple bi ñu am 32 cas boobu am na commune yoo xam ne à Dakar amaguñ benn cas bii ma jëlee samay responsabilité commencé di informer ma population et juste mu am population bi ñoo xam ne dañ koy nier mais état dafa waroon taxaw ne le maire li mu wax dëgg la. mais non il regarde comme ça mu am une certaine cacophonie du leer ci boppu nit yi xoolal Malick ñun ñu am 165 cas te amul benn dispositif bu particulier boo xamante ne état déployé na ko pour ñëw jàppale ñu ci xeex bi maire bi kese man maay dugg ci oto yi maay contrôler oto yi maay dem ci marché yi xool ndax nit yi takk nañ masque yi quand je dis moi c'est à sama équipe maay dem di tas match football yi maay dem di def lépp man kenn amul dara loo xam ne dimbal na Malick am na région yoo xamante ne amuñu 50 cas dafa am ay dispositions yu particuliers yu ñu leen jëlal beral leen pour que ñu xeex bi parce que bu fekkee Wakaam dafa continuer noonu di bëri ay cas cas yi du jóge Dakar ndax mënuñu tere ku dëkk Wakaam mu dem liggéeyi feneen bu demee foofu ma ne comme bu cas yi bëree parcelle mënuñu tere ku jóge parcelle nga ñëw dugg fii te feebar bi wàll bi dafa gaaw mën naa la am na benn cas am naa si ay cas yoo xam ne benn nit day wàll plus de 20 personnes waaw yooyu bu fekkente ne ñun ñoo état ñoo bokk ñooy xeex information yi sax balaa nga kaa jot léeg-léeg da ngay am ay jafe-jafe te amul benn disposition bay dispositif yu baax yu ñu jël pour que ñu xeexandoo ndax ñun démembrement état lañ ñu bokk ñu ne nii la ñuy xeexe jàngoro bi ñu laaj ñu tamit suñu xalaat parce que ñun ñooy dem devant les populations suñu deful loolu dafay xaw a doy waar c'est vrai que population yi da ngay ñëw di leen wax sax ñu ne la man monsieur le maire deewee corona ma gënal deewee xiif parce que su ma génnul jox sama jaay ba midi 13h ma yóbbu sama kër luñ lekk du ñu lekk xam nga tamit xëy na man am naa lu ma lekk mais bu la ko population bi ñëpp di wax léegi nan ngay obligé nga def da nga wax fa dëgg yàlla nag ku amul loo lekk buñ la waxee feebar tamit di nga ko gëm waaye di nga génn donc lii des mooy que ñu toog ñu waxtaanaat ak population yi xool beneen méthode bu bees même comme ibbi nañ lépp léegi lépp ibbi na mais nga xamante ne état tamit dafa am pouvoir boo xamante ne de veiller à l'ordre ñu ne ku takkul léegi sa masque ñun Wakaam joxe nañ ñëpp ay masque mais man yoruma force de l'ordre yi ku takkul masque ñu jàppale ñu amal la au moins nit yi takk masque yi distanciation sociale yi ñu joxaat ñu beneen courage parce que dañu tàmbali woon ba commencer maîtriser affaire bi ñu jël ñu ibbiwaat lépp tey transport yi commencé waat na mënuñu si loolu dara parce que population yi aussi dañu sonn te bu ñu continuer woon xëy na mën na am ay soulèvement te Sénégal jàmm rek lañ fi ñaan mais il faut que état ñëw ñu bokk ñu toog ñu bañ a bàyyi nit yu toog seen bureau fële xamuñu la réalité sur le terrain jël ay décisions bëgg ñu ñëw imposer ces décisions là su fekkee foofu lañ jëm catastrophe lañ jëm si weer yi nga xam ne si lañ jëm ni ma gisee nit yi Malick plage yi nit yi fees si del boo demee Faaru Wakaam day fees del boo demee ci terrain football yi day fees del marché bi day fees del man tamit employé yi ma jor manuma minute bu nekk nag ñoom ñu dem di xeexax nit yi bu ñu fa jëlee feebar bi dañ ko yóbbu aussi seen kër pendant que tout le monde s'est confiné je suis le seul maire buy dem di xeex jusqu'à présent il est temps que aussi man ma xoolaat sama bopp ndax yenn yi xaru sax lay bëgg a nuru ñu noonu daal Malick waaw monsieur le maire bu ñu déggee ngay wax dëgg yàlla jàmbaar nga mais sonn nga
te tey sa cas sa commune dafa bokk ci commune yi nga xam ne la fa nekk ci ay cas bari na def nga sa kéem kattan même dund bi xaaroo ci état mais est-ce que tey jii jotul ñu jàppale waat Ouakam mu nekk un cas spécifique bu nga xam ne day am un traitement aussi particulier ci gestion Covid bi parce que aussi loo nekk jàmbaar ak Covid bi impact bi mu am ci budget commune bi am na fu nga xam ne fa nga mën a yem. effectivement mais xam nga tey Malick dama lay wax mais sama xol neexul. xam nga dama xam ne aw ma droit abandonner mes populations sinon dafay doon un chef de guerre bu dem ba ci digg guerre bi mu déserté mais c'est très difficile 165 cas chaque jour nga am ay cas yu bees ay cas communautaires nga am plus d'une vingtaine de cas communautaires. te état jëlul mu defal un programme spécial pour jàppale la ci xeex bi ah waaw Malick nag si ban dëkk lañ ne programme spécial dafa war a am Ouakam bi ndax bi ñu tàmbalee ba tey ñun ñoo fi ëppi cas. bi ñu tàmbalee ba tey da ngay xeex ba sonn ñoo ëppale ay cas doo gis ku ne la massa wala mu ne la jaraboot doo ko sax gis yow kenn yaay nekkay xeex ñenn ñi gëmuñu ko ñenn ñi dugal ci une gestion politique boo awee fii ñu dugal fa lële au moins li ñuy wax état jar na buy waxati bu ñëwee Ouakam mu ne Ouakam à tant de cas waa Ouakam yëpp dégg ko xam ne li may wax waa Ouakam lii nekk dëgg benn la man dama réfectionné benn centre def ko centre pour Covid 19 ñi nga xamante ne ñoo am jàngoro bi wala ñooy cas contact yi ma jël leen isolé leen Malick su ma defuloon loolu kon xam nga ñaata cas laay ne. parce que xam nga état léegi dañu wax ku am jàngoro bi say cas contact dootuñu la jël di la yóbbu mais man dama leen di ber damay dem jëli leen am naa centre boo xam ne fa laa koy def ku am Covid 19 bi aussi balaa ngaa bu fekkee dañ lay yéex a yóbbu dama lay jël dem ber la mais loolu dafa am coût Malick. mais suñ continuer nii dans 2 mois 3 mois dootuñu am sax luñ fay suñ personnel yi mais mënuloo cas bu mel nii nga naan da ngay calculer suba te li ñuy wax tungu ne du teew ngay nataal lii gestion bi teew nga loolu ngay gérer xam nga ceeb bi nii li ma prévoir oon dépassé naa ko bu yàgg da ngay prévoir tant de tonnes ñu def recensement ba pare nga gis ne am na ñeneen ñoo xam ne vraiment ñoo xamante ne ñu war a am la ay nécessité lañ waroo jox seen morom nga bàyyi leen te ñun village traditionnel lañ ne suspicion yi dafa gaaw nit ñi mere la dafa gaaw nit ñi yóbbu yëf yi fu mu dafa gaaw ngay obligé da ngay dolli rek da ngay dolli te booy jox nit kit da nga koy jox kit bu baax ñun day suñu kit mboq sax dañ ko si boole ndax am na ñoo xam ne xëj na seen dund mboq la mboq sax dañ ko si boole lépp la ñuy jël def si xoolal beneen cas Malick ñu ne école yi dañ leen di tijji ñu dépensé des millions pour ñu tijji école yi ñun te bi ñuy jël mesures yi kenn tàgguwuñu kenn boolewuñu si ñu toogaat ñu ne tëjaat nañ école yi waaw loolu ma jël dugal ko foofu xajoon na feneen fu ma ko dugal te mënatuma dem ci école yi di nangu loolu nga xam ne laa leen jox dama koy obligé bàyyi ak ñoom donc il faut que mu am ci une gestion concertée ñu laaj ñu ñun maire yi lan mooy suñu xalaat ñu jël ko une gestion boo xamante ne nag spécifique man samay spécificité wuute na ak spécificité yu Parcelles Assainies ndax man village traditionnel laa yor suñu mbedd yi dafa xat ñun ay ëtt lañ am ëtt bi ay vingtaine de conseils de maison ñoo nekkaat ci biir benn ëtt mais ay centaine de personnes ñoo ci dëkk da ngay jéggi si ëtt bi pour dugg beneen ëtt léeg-léeg nga jaar si benn néeg pour dem beneen ëtt waaw foofu bu fekkoon ñafewuñu bu baax ba mu dugg si biir village bi Malick kon lan la ñuy wax xanaa hécatombe lay doon kon nañ si yàlla musal mais ba pare ñu ëpp ay cas kenn ñëwul nga xool lan la ñuy def kenn ñëwul nga jàppale ñu Malick joxuñu sax ay matériel pour ñu dimbali suñu personnel de santé bi te ñu am ñaata structure de santé am ñaari poste de santé centre de santé ak benn poste de santé loolu yëpp nga war a équiper yàlla ngi ñuy dimbali di sauvegarder suñu personnel médical bi benn rek lañ ci benn cas lañ ci jot a am ñu gérer ko aussi te am nañ ay nit yoo xam ne ñëw nañ fa faju si am feebar bi mais heureusement suñu personnel bi kenn contaminé wu leen donc jafe-jafe yi si fépp la nekk ñetti pick-up laa yor ñooy xëy di charger ndox di dem di yóbbu si point de ravitaillement yi pick-up yooyu ñooy wër di xool ñiy jaay fu ñu warul jaay ñu jël leen teggi leen et cetera et cetera tout mon personnel est sur le terrain sans compter les bénévoles yi nga xamante ne ñu ngi ñëw duñ soutenir te doyul mais amuma programme spécial boo xam ne état daf ñu ko defal bof dinañ ko xeex daal ba fu suñ doole toll yàlla na fi yàlla gaaw a jële jàngoro ji
amin alors ñoom dañu wax léegi une nouvelle approche muy approche communautaire mooy ñu gën a dooleel ñi nga xam ni mooy relais communautaire yi moo xam bàjjenu gox yi la mais ku xam village lébu xam ne am na ñu nga xam ni ñoo fa am kàddu est-ce que ñooñu aussi jaaduwul dans l'approche communautaire ñu gën leen a jox ay moyens gën leen a dooleel parce que ku wax village lébu wax ndey ji réew ku wax village lébu wax jaraaf ku wax village lébu wax ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk aada bi ak cosaan bi foofu wax également bàjjenu gox yi ak ñoom seen tey jii Wakaam ak ni mu demee laaj gestion spécifique est-ce que laajul également ñooñu ñu gën leen a approché gën leen a dooleel pour wax ji ñuy wax ak sensibilisation bi askan bi mën ko aakimoo. effectivement foofu aussi maa ngi sant le ministre Abdoulaye Diouf Sarr parce que même bu yeexee def na ko démb ñëw na def benn tournée ñu oo jaraaf yi oo jàmbur yëpp oo ndey jëréew yi oo ñëpp ñu bokk ñu toog ñu waxtaan mais balaa loolu man tooguma woon di xaar mais lébu moo bëgg ku ko yëg dafa laaj nguur gi comme ni ko Abdoulaye Diouf Sarr ke mu ñëw mu toog ak ñoom ñu wax mais xam nga luy problème bi au juste mais état mooy wax ne nii la ñuy demee xam nga day wax ne nañ def ay comité de un comité communal ñu monté comité communal bi délégué de quartier ñu ngi ci bàjjenu gox yi ñu ngi ci tous les acteurs communautaires ñu ngi ci président ASC yi sax ñu ngi ci biir loolu mais état day jógewaat fii ñëw ne man bi ñuy jël ci taalibe yi par exemple sama commune yëguma ko sax est-ce que ñoom mën nañ ma gën a xam nombre de taalibe yi fa nekk est-ce que mën nañ ma gën a xam booy jël kan moo war a nekk priorité pour nga jël nga yóbbu kii mais loolu yëpp fekk yow yaa ngi développé benn programme sax pour dimbal taalibe yi nga xëy loolu yëpp li nga defoon yëpp chamboulé na donc gestion boo xam ne ku nekk da ngay dem def li nga xam lu la neex wala ku nekk da ngay def ci sa coobarey bopp te lépp lu ñuy def dañ ko war a coordonner acteurs yi tey xeex bi est-ce que dañu war a continuer même manière bi ñu doon sensibiliser te kaa yi ñu yokku te koo nekk xam ne fa wàll bi dafa gaaw ngay dem di sensibiliser ba jële fa jàngoro wàllaat ko ñeneen musiba la mais il faut que ñu toog ku nekk spécificité dëkkaam ñu toog ñu xool na lañ koy def man daal en tout cas pour Wakaam maa ngi ñaan nguur bi mu ñëw ñu toog ñu jàppale ñu xool benn stratégie boo xam ne bu ñu ko defee tey dinañ ci boole jàmbur yi nañ ci boole jaraaf yi ndey ji réew yi ñëpp ñun ñëpp ñu bokk ñu toog Wakaam dafa am aussi extension boo demee les nouvelles cités mais yooyu ñoo ëpp population te ñoom dañu am seeni comité de quartier ils sont très bien organisés bu seen lampe brûlé sax lampe mbedd boo yeexee ñoom ñu jënd ne la am montel ñu donc ñooñu sont organisés te est-ce que te xam nga quartier yooyu fa la feebar bi gën a bëri donc tey bu ñu def approche bu ñu def te ñooñu boolewuloo leen ci est-ce que kon dinañ arrêté jàngoro bi duñ ko arrêté il faudrait que mu am un programme spécial mais bu loolu jàllee ñun district ouest ñoo ëppale ay cas ci Dakar mooy Wakaam Ngor Yoff Mermoz Sacré-Cœur Sénégal yëpp ñoo ci ëpp ay cas kon xam nga ne problème posé wu na est-ce que bu ñu fajee man Wakaam kese te ko xam Wakaam xam Ngor Yoff xam ne dañuy duggalante ay mbokk lañ suñ ma fajee man kenn fajuñu waa Yoff est-ce que kon feebar bi du dellu si suñ ñu fajee fajuñu waa Ngor est-ce que feebar bi du dellu si dañu war a def benn programme boo xam ne ku nekk xëj na am na ay tuuti différence ci biir village yi ak communes yi mais bu ñu paree ñu harmoniser mu am benn structure boo xam ne au niveau du district dañ ko fay teg pour nag xeex mu jële fi jàngoro bi pour de bon léegi tey man am naa fu ma yóbbu sama su bëriwul ba une vingtaine mën naa leen jël ma isolé leen mais est-ce que Ngor am na ko est-ce que Yoff am na ko te tey cas contact yi dañ leen jël dañ leen bàyyi seen biir kër yi te ku xam kuy uti dépense muy cas contact nga bàyyi ko ci biir këram bu xëyee day dem ku am sa corona bi boo ko téyewul ndax am nañ ci ay cas ñu am corona réer am nañ ci koo xam ne dafa amoon corona ñu koy wër mu daw finalement mooy suñu cas décès bi koo xam kan la wàlla koo xam ne décédé nga kan moo lay laaj fan nga dugg ak foo duggul biñ koy retrouver fekk en tout cas yàlla na ko yàlla yërëm Ngor moom mérite une attention particulière Ngor mérite un traitement particulier Wakaam Ngor Yoff je veux dire donc gox la bu nga xam ne wax dëgg yàlla war nañu càmbaraat gestion bi ci côté boobu ndax ñoom ñoo ëpp ay cas comme ni nga ko waxee muy Dakar centre rawatina Wakaam kon nag Wakaam war nañu am prise en charge bu nga xam ne bokkul ak yeneen yi mais comme ni nga ko waxee jàngoro moom doo faj fenn rek bàyyi fenn da ngay def lu nga xam ne lu concerté la monsieur Bathily vraiment Samba Diallo Bathily ñi ngi lay gërëm ci disponibilité bi bàyyi la rek nga wax ñu boo doon mandargaal
doomu Wakaam ban mandarga nga koy jox lan mooy seen force lan mooy seen mandarga. waaw man lu may jëkk a def mooy gërëm waa Wakaam de xam nga man ku ma xam-xam ne rigueur laay gérer. yow moom Wakaam rek au début ay mesures yu metti laa jël ma teg leen ko dañ ko nangu te man bu may dem di jël mesures yi du ma ànd ak gendarmerie te doo ci dégg coow parce que nangul nañ ma ay nit nag boo nee ci gox ñu nangul la nga teg leen conditions yu metti malgré li muy metti commerçant yi dañuy jël seen i eau de javel dañuy jël seen i kotal dañuy ñëw dañuy jàppale. village bi la même chose mais ñu mel noonu vraiment da nga leen war a sant nga gërëm leen parce que man wér na ma ne conditions yi ñu teg Wakaam waaye teguñu ko kenn fenn ci Sénégal ndax man dama ko gérer avec beaucoup de rigueur mais ñu nangul ma loolu donc waa Wakaam dama leen di gën a wax ne maa ngi leen di massawu mais di leen wax ne ñu bu ñu xeex ba heure bi ñu yàq xeex bi ñu doon def yëpp nañuy gëm ne feebar bi lu am la nañu gëm ne am nañ cas de décès bi ci cimetière yu Wakaam lañ ko denc te nañu xam ne village bi feebar bi xaju ci ñu ngi xeex boobu ba léegi ba jàngoro bi dugg fa fii mu jot a dugg a génnewaat nañ ko fa léegi village bi 0 cas vraiment nañu gën a góorgóorlu périphérie bi aussi ñu xamante ne mooy Wakaam les nouvelles cités là que man li may gérer parce que même dispositif yi dama ko yóbbaale seen quartier fàttewu ma leen ñaan ne lépp lu ñu jël mesure nañ ko nangu ñu xam ne si pour intérêt tout le monde la du pour suñu intérêt di wax Sénégal aussi yàlla na fi yàlla jële jàngoro bi si lu gaaw may gërëm ma leen di gërëm yéen nitu presse yi yéen ñiy yor surtout les télévisions yéen boo leen fi neewul woon kon musiba dafay am parce que yéen ay relais yi te man en tout cas lii ma presse bi en général en Malick jàppale ci gestion bi pendant les moments critiques nga xam ne polémique la woon toute la presse du Sénégal m'a soutenu par rapport à ça may ma ibbil ma soit seen télé yi seen rajo yi wala seen presse écrite yi relayer samay information ba population bi dem ba taux bi ñu am ci ñu ko gëm ak fii mu toll ni bu du woon loolu du am ma leen di gërëm yéen waa i merci beaucoup monsieur le maire aussi ndax vraiment boobu ba léegi defe naa li ngeen ma may ci seen télé amaguma fenn fu ma ko am may ñaan yàlla mu yokk leen ba ngeen tiim lépp ni asamaan tiime suuf. Amin monsieur le maire en tout cas ñu ngi koy gërëm bu baax monsieur Samba Bathily Diallo di monsieur le maire de Wakaam ci disponibilité mais aussi ci franc-parler mais loolu moom ku xam lébu xam nitu Wakaam xam jikkoom xam ne buy wax du jël ay maanaam gant day wax li mu xalaat day wax li nga xam ne également moom la sentir donc Wakaam mérite un traitement particulier parce que Wakaam actuellement ni jàngoro ji na mu fa lawe woon ak cas yi nga xam ne am nañ ko amul fenn district centre war nañu xool également approche bi ak gestion bi nu mu gën a baaxee ñuy gën a ñaaxaat nit ñi rek ñu gën a respecter les gestes barrières jaa ngeen jëf ci ànd bi ak topp programme mu ITV ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allah ci waxtu wi ci beneen émission ànd xeex corona bu ci kanamee tuuti également di ngeen seetaan yeneen programme fii rek la ci ITV.